rek RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak yëkkati am déet muuraayuk kiiraayuk député bi di Ousmane Sonko commission ad hoc ba ca war a sëggaat ne tey jii la ñuy tàmbali liggéey bi moom Ousmane Sonko du ca teew naka noonu député Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy bokkoon ci boobu commission ad hoc dañoo daal di gedd kuréel ga gis ne yëf yi dafa jaarul ci yoon. wàllu xibaar bokk na ca tàmbaleeg ñàkkee gi ñeel Sénégal talaata ëllëg gi lay doon altine tey jii la ñuy taxawal nag comité bi yore wàllu may gët géeg caytu gi ñeel campagne boobee ci wàllu ñàkk askan weeg jàngoroy coronavirus diwaan yaa nga ca jot gi ñeel seeni limab dose ginnaaw Diourbel ak Fatick Matam jot na it ak diwaan gu mel ni Thiès campagne njaayum gerte gi Sonacos am na ca yaakaar ndax téeméer yu jël juróom benn fukk yaak juróom ci la mu am nekk mbébét am na ko kërug diw googee dañ ci déglu leeral li njiit la directeur général bi Modou Diagne Fada ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadji Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi commission ad hoc assemblée nationale bi war a sëgg tey ci li nga xamante ni mooy yëkkateem déet kiraayuk député bu Ousmane Sonko tey ji la ñuy sëgg ca liggéey boobe war ko déglu waaye député bi Ousmane Sonko du fa teew naka noonu it ku mel ni Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy di député ñoom ñaar ñëpp bokkoon ci boobu commission ad hoc dañu ko wan ginnaaw bi ñu gisee ne yëf yi jaarul ci yoon. Alaaji Njogu Jeen ci pàttali gi boobaak léegi ñeel mbiri Ousmane Sonko ba ci tey ji ñu war a sëgg ci mbiru immunité am. coow lu bëri am ci mbirum dindi malaanu kiirlaay député bu Ousmane Sonko mi benn xale bu jigéen ab masseuse di jiiñ ne da ko siifa moom njiitu parti Pastef lank ajuma jël convocation bu ko benn gendarme bu assemblée yóbbuloon ngir mu wujji commission ad hoc bi li ko waral moo di ne moom député bi dafa gis ne commission boobu tëddewul ñaaxaanaay te nag dañ ko utiliser ci mbir mi di mbir moo xamante ne Ousmane Sonko dafa gis ne complot la boo xamante ne Macky Sall ak ki ñoñom ñoo ko tëral ngir daal di koy faagaagal la xalaat bu ni mel tamit le Moustapha Guirassy di kenn ci ndaw yi toogal opposition bi ci commission ad hoc bi am naka noonu tam Cheikh Bamba Dièye nga xamante ne moo toogal non inscrit ci boobule commission ñoom ñaar ñëpp jël dogal daal di génn ci commission boobu ngir ñaawlu ni muy doxalee gannaaw bi nga xamante ne commission boobu dafa lànk te carré seen sàkkuteef jëm ci ñu déglu xale bu jigéen bi porte plainte Ousmane Sonko di Adji Sarr naka noonu tam docteur bi nga xamante ne moo ko jox certificat médical ci sàkkuteef yooyu nag commission ad hoc bi li mu tontu moo di ne du tribunal pour def enquête ndaxte loolu yoon moo ko yeyoo laataa ñàkk déggoo yooyu ci ni commission ad hoc bi di doxee député yu opposition bi ak non inscrits yi dañu daal di woon gedd plénière bi àllarba bi ñu weesu bi ñuy samp commission ad hoc bi ndaxte président assemblée nationale daf leen bañaloon ñu jël kaddu ngir wax nag ay mbir yoo xam te ne ñu gis ne moo war a jiitu yooyu yëpp teewul ñi bokk ci commission ad hoc bi daan wéyal seen liggéey sans ndey mbi liggéey di Ousmane Sonko ak tamit député yi démissionné ñoom dinañ wax ne woo nañ Ousmane Sonko wisiwul wéyal seenub liggéey ci base information yi nga xam te ne am nañ ko ci mbir mi buñ ci noppee bind benn rapport jébbal ko plénière bu assemblée nga xam te ne njot nañ loolu mu am ci biir semaine bi ñu nekk su ko defee nag téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi député yi nekk ci assemblée nationale ñooy wote wax waaw am déet nangu nañu ci ni mu ni malaani kër laay député bu seen naataango bi di Ousmane Sonko. jërëjëf Hadj Ndiogou Abbas Fall coordonnateur Pastef Ndakaaru Fatima Mbeng bu FRAPP France Dégage ak Patricia Gondoul ñoom ku may wul ñu jaarale loon tey ci kanamu procureur di déferment ñu fàttali ni retour de parquet lañ ne àjjuma ak léegi lu jëm ci wàllu woowu ba tey jiit kii di Birame Souleye Diop administrateur bu Pastef moom boobaak léegi mu ngi garde à vue ci division investigation criminelle ñu des ak waa Pastef ak mbootaay di bànqaas gi ca fare département bu Gossas coordination ba fa ñoom taxaw jàppale bu wér Ousmane Sonko seen président parti di les patriotes bu yu Gossas dañoo gis ne yëf yi ak ñàkk a jaar la ci yoon da ca am di injustice moo waral seen takku ak Pastefu Abibou Sow la ñu ci àndal bu coordination départementale Pastef Gossas ak soxna Aminata Goudiaby ba président Ousmane Sonko ñun ndaw ñi ñu topp ko nuñ ko toppee mooy vacances agricoles patriotiques luñ ko toppee mooy don de sang joxe suñu deret ngir askan wi bay ngir ñàkk jëriñu liñ ko toppee moom mooy wax ñu discours boo xam ne dafa cohérent maanaam lim ñu wax xel mun koo nangu ay jëfam lim ñu won xel mun koo doyloo jamono di dox ñu koy fexeel ba xëy suba génnee nañ ne Ousmane Sonko daa am ku mu violé ñun nag dañuy leeral Ousmane
Ousmane Sonko moom la ñu àndal tey moom la ñu àndal suba parce que lim ñu woon moo ñu doy nañ ko defee woon ak ñële muy jàll cette fois-ci du jàll ndax ñoom li mu leen jaral nañu lu ko ëpp boo leen comploté ngeen wiiri yéeg ci miir yi cëppeelu fii ngeen ñuy fekk ñun ñu ngi taxaw parce que boroomi xel lañ dañuy xalaat te gis nañ mbir mi bi mu commencé ba léegi gis nañ ni mu demee kon nag ñu ngi wax bu fekkee nguur gi mu ngi ñuy déglu na arrêté Macky Sall opposé nga 2012 ba ñu jox la nguur gi kenn tëju la ñun tamit dañuy opposé wu lu ñu démocratie may dañ koy jël lu ñu charte réew mi may dañ koy jël ba mu mat sëkk président Ousmane Sonko na sa xel dal ñun ñu ngi sa gannaaw ñu ngi sa kanam ñu ngi ànd ak yow foo munti jëm ñu ngi ànd ak yow. Abibou Sow bu coordination Pastef Gossas RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-benni minute. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. campagne bi jëm ci ñàkk gi ñeel askanu Sénégal ci fagaru ngir jàngoroy coronavirus talaata ëllëg gi lay tàmbali tey ci altine ji nag kilifa yi nañ taxawal kuréel goo xamante mooy yore lépp lu jëm ci wàllu contrôle di may gët geeg topp gi ñeel ñàkkee googe lu jëm ci dose yi vaccin yi nag ñu ngi wéy di ko séddale ci diwaani Sénégal ak karange gu mat sëkk jàppale ni nag ñi nga xamante ni ñooy waa Matam jot nañu Jurbel ginnaaw si biig la ñu jot fukk ak benn ci junni dose yi vaccin gouverneur bu diwaanu Jurbel di ko rafetlu di fàttali askan wi loraangay coronavirus ci diwaan ga ndax la mu fa faat daanaka xaw na takku téeméeri jël juróom-ñett ya moo waral muy sàkku moom monsieur le gouverneur Gorgui Mbaye ci askanu njaareem ñi dem ñàkku ji na mu gën a baaxee monsieur le gouverneur Gorgui Mbaye ak Babacar Diouf. dañu ñëw pour réceptionner vaccin yi te loolu ñu ngi koy def ak yaakaar bu rëy ak xel mu dal ndaxte xam nga ko jaaxlewul mais ñun ñii ci région Diourbel xawoon nañ jaaxle nañ ndaxte li fi faatu bëri na cas grave yi bëri na te lii rek moo ñu ci mën génne yàlla indil nañu nag ne xéewal ndax président de la République ci loo boobu mu yore muy 200,000 doses yi ñun dox nañ ñu tey 10,881 ñoo xam ne war nañ leen a ñàkk rappel leen fekk 2 semaines ñu ñëwaat bu ko defee ñu daal di mën a aaru bu lu ëpp ci askan wi aaroo yaakaar naa ne bu jàppatul kenn dina fi jóge waaye daal li gouvernement bi bëgg mooy ñëpp ñàkk ñun nag kenn waruñu cee jiitu ndaxte ba corona bu duggee Dakar ñoo ci topp te ba léegi wàññeekuwul ña cay faatu boo jëlee téeméeri nit ñaar ñay faatu boo jëlee réew mi ñaar ak lu topp ñun juróom-ñetti nit ak lu topp deeñ faat fii ci région bi nga xam ne kon yëf yi may ñu dara dëgg yàlla laal nañu bare ba nga xam ne jaaxle xawoon na am ñun tam talaata bëgg nañ lancé waaye daal bu lépp yembee am nañ yaakaar ne ñaan nañ yàlla tàmbali ba lay yàgg. mu nekkoon gouverneur bu Diourbel Gorgui Mbaye naata ngoom bu diwaanu Fatick it noonee la gisee bu sañoon askan wa dem ñàkku ji suñu bëggee mucc ndax altine tey ji ñoom waa Fatick nañ jot sax 5,000 dose vaccin ngir xeex jàngoroy coronavirus maire bu Ñaaxaar ngeen baal ma moo ni waxee du gouverneur ba kon maire bu Ñaaxaar mooy woo askan wa foofu ca Fatick ngir ñu ñàkku ji Aminata Goudiaby ci xibaar yu ñu jot nag nee ñu lu toll ko 5830 vaccin yoo xam ne day xeex coronavirus lañu fas yéene jébbal kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu wér-gu-yaram gi ak wàllu administration bi fii ci Fatick waaye laata loolu nag meeru Ñaaxaar bi di Amadou Sène mi ngi ñaax ñi nga xam ni ñoom la vaccin yooyu tax a jukk ñu nangu ñu vacciner leen ndaxte nee na moom dafa jàpp ne amul lenn luy lore lu ci nekk. loolu dañ ci ñaaxaat population campagne vaccination mu ngi ubbi ñu war ci góorgóorlu Sénégal néew na doole mais boo xoolee tey bokk nañ Afrique 54 états la ñun ñooy 7e bi nga xamante ne commencé nañ am vaccin ci Afrique donc xam nga loolu jéego bu rëy la mais nag vaccin bu ñëwee il faut que nit ñi nangu ko ñeme ko pour ñu def ko moo tax ñu war ci góorgóorlu. moom nag mu ni war nañoo gën a sensibiliser gën a yee askan wi mu ni nag relais communautaire yi ak itam bàjjanu gox yi ñoom foofee ca Ñaaxaar daañu leen sant ñu def liggéey bu ni mel. dinañ taxaw en tout cas fii ci commune Ñaaxaar ci ginnaaw sous-préfet nga xam moo fi toogal gouvernement bi personnel de santé bi enseignants yi ñëpp ñu nga xamante ne mën nañ nekk ay vecteurs def communication pour que campagne vaccination bi. ndekk loo xamante ne dina mucc ay. ba feebar bi tàmbalee ba léegi nag ne ñu ci commune bu Ñaaxaar am na fukki nit ak ñaar yoo xam ne jot nañoo am feebar bi ba tax na nag ci week-end bi lu tolloo ko 20 junniy masque ak yeneen produits yi séddale nañ ko école yi ak bërëbu fajukaay yi Amadou Sène. loolu nag fekk li nga xamante ne depuis mars 2020 ñu ngi ko doon def ngir xeex mbas mi mu ngi ci école yi mu ngi fépp. ci jamono yi nag lu tolloo ko téeméeri nit ak fanweer ak ñett yoo xam ne ñoom ñoo am feebar bi ñoom la waa centre de traitement des épidémies bi nekkee ci hôpital régional bu Fatick di faj fii mu ne
Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata leneen ci xibaar ak RFM wàllu gerte gi ak campagne ak njaay mi lu ñeel kër diw gi di Sonacos moom lu jëm ci wàllu mbébét yi mu amoon ren ngir yegg ci téeméeri junni tonni gerte ci ñett ci weer laata njeextalu campagne boobee nag jege nañu ko ñoom Sonacos ndax am nañu téeméer yoo ci jël juróom benn fukk ak juróom di lu ñu rafetlu njiital kër gi di Sonacos Mamadou Diagne Fada ak Salif Sow. maa ngi jóge nii ci benn tournée bu nga xam ne mën nañu wax ne tournée mbetteel la parce que léeg-léegi tamit booy dem doo ko waaj. jaar naa bërëbu Sonacos yëpp muy Ziguinchor Kolda Tambacounda Kaolack Diourbel ak Louga li ñu fi gis mooy campagne bi am nañu lu mat juróom benn fukki junni ak juróomi téeméer ci tonne Sénégal yëpp ci lu nga xam ne nag ñaar fukki téeméeri junni la njuru mais comme campagne bi jeexagul ñu ngi dawal ba weeru mai gëm nañ ne daañu jege lu nga xam ne moom la ñu waxoon ne moom la ñu bëgg am li ko waral mooy campagne bi ndoorte li bari woon na ay jafe-jafe bari woon na ay wax bari woon na ay mbir yu bare bari mais bi nga xamee ne président Macky Sall jël na dogal jël ay mesures réajustées jox ndigal ministre de l'agriculture mu doxal ko gis nañ tawfeex bu baax ci mbir mi ba nga xam ne daal ren yaakaar naa ne moom for nañu dara te li ñu for danañu mën a may ñu jàll ñu liggéey ci at bi su ko defee nag balaa campagne 2021-2022 nag ñu jël fàggute fi ñu war a jël yépp pour que béykat bi continuer di ci gis boppam ci njaayam gerte mi mais exportateurs yi aussi gis seen bopp mais ñi nga xam ne aussi ñooy industriels yi di ci gis seen bopp. mu nekkoon Modou Diagne Fada directeur général bu Sonacos wàllu njàng mi ak jàngalekat bi nga xamante ni fukki fan ci weeru février léegi la réeroo ni mbokkam ay naatangoom na ko noonu muy Jima Ndiaye enseignant ci école élémentaire Saray Moussé bu région bu Kolda mujj na feeñ ci xibaar yi secrétaire général bu syndicat bi di SADEF syndicat autonome ci wàllu développement ak éducation ak formation Mbaye Sarr rafetluwul nag mu ne pataaral gi ci ministre éducation boole boobaak léegi te gis na ni seen naatangoo boobee ginnaaw feeñ gi dañoo ko war a jàppale ci wàllum xel ak taxawu di psychologie gi ñu teewlu ko moom Mbaye Sarr ak Aminata Ba. en tant que organisation syndicale bu nga xam ne depuis le début ba léegi dañoo mobiliser wu aux côtés des parents de Djima Ndiaye et de son collègue pour que mu feeñ bu ñu papaam mu yëgalee ne ñëw na yoon def na ñun ñu déplacé wu jóge Dakar dem ba foofu masawu famille bi xool Djima Ndiaye ban état la nekk dañu gis Djima Ndiaye ku sonn nit ku fatigué nit ku jaaxle nit ku nga xamante ne bii nekkul daal na moroon nekkee loolu daal moo tax dañu am lu ñu naqari parce que ku nga xam ne c'est un jeune pétri de qualité pétri de talent nekk jeune bu sérieux jekki-jekki rek lii ko arrivé ko nii ba mu nekk ci état bi mu nekk nii loolu moo tax ñun dañuy déplorer le comportement du ministre de l'éducation nationale nga xam ne ba Djima Ndiaye réeré ba léegi ministre bi yéyu yàbbi deful benn effort pour que Djima Ndiaye feeñ loolu moo tax nag ñun ñi ngi wax ne le ministre de l'éducation nationale lu mu gën a gaawee na ko def pour ñëw jël Djima Ndiaye ñu yóbbu ko hôpital ñu jëm ko faj parce que yaram yépp a ngi métti tànk yaa ngi métti ndax koo xam ne da ngay dox ay kilomètres dugg ci àll di génn xamoo fi ngay jëm xamoo fan la xamoo fay fanaan soxla na ñu yóbbu ko hôpital faj ko ensuite également soxla na mu am concours psychologique te jàpp nañ ne également war nañ ko wutal benn psychologue mu assister ko pour que Djima Ndiaye jël soit ñun bi ñu àggee la génn ñu commencé toog di waxtaan ak moom di ko poser ay questions ci la ñu door am ak néew wax nañu lépp mais lii ko arrivé xamul naka la ko arrivé. ñu dem université Cheikh Anta Diop am Dakar mbir mu yéeme foofe yenn ci néegi étudiant yuy safook néegi agresseur ndax ay jaasee ki ay paaka mbol dégg lu ne la fa direction COUD fekk ci ay fuy yu mu fa doo amal étudiant yeneen yi rafetlu loolee nepp taxawaay ñeel COUD ndax bu nu sañoon kaaraange am ca boobee bërëb nga xamante ni nu ko duppee bërëb boobu xam-xam la di temple du savoir Pape Mbaye Diaw ci wàllu reportage. ay jaasi ak ay barre de fer ñu daal di leen fekk ci yenn néeg yi ci université Cheikh Anta Diop loolu nag mi ngi am gannaaw ba nga xamante ni service bu sécurité bi dafa doon amal benn opération ngir génne lépp lu di ngànnaay fële ca université ba Maguette Sène directeur du centre des œuvres universitaires mi ngi delsi ci opération bopp. dañoo constaté na temps yi ak amical yeeg ak yenn groupe yu bari dafay am ay affrontement yoo xam ne ay arme blanche ak lu nekk moo tax jël benn opération spéciale dugg ci pavillon yëpp dugg ci sax yëpp lépp luy arme ñu jël ko récupérer vraiment leen fi récupérer ci arme bari na trop muy doon lu doy waar. Maguette Sène di xamal étudiants yi ne bëggatul gis benn arme blanche
foofu ca université ba. lii nag bu ñu ci paree daañu jël yeneen disposition dina def benn communiqué pour xamal étudiants yëpp mais képp ku yore arme ci espace universitaire bi yaa ngi violé règlement intérieur université bi mais yaa ngi violé tamit loi ak règlement yi nga xam ne ñu ci réew mi te lépp lu la ci dal ëllëg naaw bu ñu la avertir nga xam ne yaa ko teg sa bopp. étudiants yi nag di rafetlu opération bi nga xamante ni amal nañ ko fa ngir génne yenn armes yi foofu ca université ba waaye Steven Damsen mi nekk président amicalu faculté des lettres et sciences humaines moom nee na war nañu gën a renforcer sécurité bi foofu ca université ba. bon ni ñu ko jàngatee gannaaw bu ñu rafetloo ba initiative bi donc je pense que fi ñu war a waxee waxuñu fa sensibilisation ay renforcer ay dem récupérer ay armes loolu lépp baax mais bu fa arme dugg loolu dafa am te pour arme bañ saa dugg il va falloir que ñu gën a dooleel suñu sécurité gaan amaan na ñu def seen liggéey mais ñu gën leen dooleel ba nga xam ne tey fa arme dootul dugg biir. ca université Cheikh Anta Diop nag fan yi ñu génn ñu gis ne étudiants yi dañ fa doon xeex yor ay ngànnaay yu bëri loolu nag ba waral ñu amal opération bi ngir jële bépp ngànnaay fële ca université Cheikh Anta Diop. sport gi Malal si ñox Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fay la Assane. bismillah. nu daal di dooree ak xabaar bu neex bu dem si footballu Sénégal Jaraaf daal dinaa dugg ca phase de poule coupe de la confédération africaine démb dañu daal di dëggal seen i bëgg-bëgg googa gannaaw ba ñu dalalee ca Thiès FC Platinum ba noppi daal di kaa daan benn bal ci dara. match ba naka la demee ak naka lañ ko doxalee ba mu mujjee sotti Cheikh Anta Diop teewoon na fa. fukki minutes yu njëkk yi daanaka Jaraaf dafa bàyyi bal bi ak FC Platinum ñuy football contrôle passe football bu rafet fukkeenu minute ak ñaar Innocent Moutianeka def benn coup franc ci buntu surface de réparation bi El Hadji Madické Kane bu Jaraaf ci dóor bu am doole bett góol bi di Petros Aris dugal ko ci ay kawam. ñaar fukki minute ak ñeent bi ñu ko footballee nag kii di Raf Kawondera moom it dugg ci surface de réparation bi daanu yëkkati loxoom ngir arbitre bi tiré penalty waaye nag arbitre bi da koo bañ ci benn bal ci dara la ñu demee mi-temps Jaraaf dikkaat ci ñaareelu pàcc bi football bu am solo leeral yaatal ba ñëpp di tàccu. 93e minute la arbitre guinéen bi tas match bi. ñi nekkoon ci tribune bi ñëpp jógoon doon tàccu waa Jaraaf ci football bu rafet bi nga xamante ne moom la ñu amal tey jii ci stade Lat Dior bu Thiès. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. naka la ñu def nag ba daal di daan ñooñee mën a jot ci qualification bi entraîneur Jaraaf bi di Moussa Diatta indi na ci explication. dafa mel ni match coupe rek donc dafay lu bees ci ay équipe Sénégal. donc émotion bi day yóbbaale xale yi ba nga xamante ni pour ñu mën ci am benn concentration pour rendre benn copie bu set wecc day métti parce que émotion bi leen di yóbbaale mais li ci gën a am importance rek li ñu jàngat mooy rek jëpp respecté nañu consignes yi ñu leen joxoon lan mooy consignes yi mooy suñu commencé match bi ñu yëg ci kaw équipe bële poussé leen ñu def ay faute ñu teel a dugal bi ñu ko defee teel nañ ci am li ñuy bëgg bi ñu ko defee bi ñu dugalee nag ñu laaj ne leen ñu jéem a garder ballon bi jouer di défendre ak ballon bi loolu la ñu def ñu gérer match bi yàlla may ñu victoire. ñu jàpp ni équipe beneen bu Sénégal bi di war a jouer ci Ligue des Champions muy waa Teungueth FC ñoom danañu entraîner tey ji 10h ca stade Lat Dior daanoon tam daje ak taskatu xabaar yi ci ngoon gi ñii di waa Espérance Tunisien itam danañu fa entraîner boori ñeenti waxtu daaji itam tontonte ak taskatu xabaar yi lu jëm ci wàllu Ligue 2 bu Sénégal démb Linguère daal dina amub match nul digganteem ak waa Sonacos ku ne am nga benn sëkk ak morom tey ji Kër Madior mooy laale ak waa Amitié FC football ba ca bitim réew Paris Saint-Germain dañu ko daal di daan démb ñaari bal ci dara Monaco moo ko daan Sofiane Diop mooy ko njëkk dugal doomu sénégalais la ak marocain moom Sofiane moom nag moom dafa daal di mujjee génn sax bàyyee place am keneen mu yeggali yëf ya Metz daan na équipe bu Nice ñaar si benn ca Italie coow la fa amoon démb doxoon diggante AC Milan ak waa Inter Milan mujj naa tëddee njaaxaanaay mujj naa tëddee ci wetu waa Inter Milan yi nga xam ñoo daal di fekki waa Milan ba noppi dóor leen waaye ñoom ñaar alaaji ñoo bokk benn dëkk ñoo bokk benn stade waaye wujjee bi tax seen diggante tax na ba ku ci nekk booy dalal ci stade ba da ngay jox sa turu bopp stade ba pour wane ni nu amee ay uute ci ñàkk juboo waaye football nañu ci jàmm xeex amul xuloo amul Inter daal di kon daan ñett si dara ñu jeexal ak wàllu basketball góor yi Sénégal yi démb joué nañu seen match bu mujj si tournoi Yaoundé ba dañ leen a mujjee daan nag démb
Angola moo leen daan bu yaatu sax 82-51 waaye loola fekkoon na Sénégal moom qualifié na ba noppi ci Afrobasket bi war a xewee foofu ca réew Rwanda si góor ñi. maa ngi lay gërëm Malal. tabarkalla la jasal. am na lu ñuul ci wax ji nag ndax nee nga ñoo ñuy def conférence de presse dañuy tontonte ak taskatu xibaar yi. waaw laaj ak tontu jo ndox seen diggante. waaw loolu tegoo ko fenn tontonte wuñu dañuy tontu taskatu xibaar yi. attaque numéro 1 bu doon français la ngeen koy wax ba mu jekk naan ma répondre aux questions des journalistes kon wolof bi na leer. rajo maa ngi lay xaar su mbéy jun. jërëjëf Malal. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu yegg seeg yéen ci chronique culture bi ànd ceeg Hadj Ndate Diop. dal leen ak jàmm Dagana ñi nga xam ni ñoo fa yëngutu ci wàllu aada ak cosaan nekk ci jafe-jafe yu tar mbas mi di lu ko waral moo taxit seenub liggéey ami gàllankoor yu tar ñii ñàkk nañ ca seeni liggéey ñii projet yi ñu amoon akus néew daal dinay nasax ñeneen ñi seen kër yëngu na ca moo taxit ñuy woo ñii di kilifa yi ñu gën leen a jàppale Mamadou Diagne. mu bokk ci secteur yi nga xam ni mbas mi gën na leen sonal acteurs culturels yi fii ci biir département bu Dagana ñi ngi dund ay jafe-jafe yu tar bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Tall moom mi nga xam ni mooy directeur de la maison des cultures urbaines fii ci Rosso Sénégal moom mi ngi ñuy xamal ni seen projet yëpp tey coronavirus bi yàq nag loolee tax ba ay nit commencé ñàkk seeni liggéey. on a juste arrêté tous nos projets structure boo xamante ni année bi da doon dérouler ay projets yu bëri mais 2020 bi nii on a juste réalisé 2 projets loolu moom day métti. Par exemple ñun à Rosso on a une maison des cultures urbaines ñun ñooy fay facture courant ñooy fay facture ndox ñooy fay internet boole ci war a fay ay employés mais situation yi dafa compliqué tellement ba sax duñu mujjee arrêté gars yi. ngir acteurs culturels yi lee daal di mën a delluwaat seen bërëbu liggéeyukaay kii di directeur maison culture urbaine bu Rosso Sénégal mu ngi sàkku si nguur gi mu sàkk siy pexe. nguur gi war na nekk un état responsable état bu responsable boo xam dina jël ay décision et décision bi acteurs culturels yi laajuñu leneen lu dul liggéey nu ñu laaj nu ñu fexe organiser wu xalaat yan mécanisme nu ñuy mettre en place pour permettre à ces dignes fils du pays de travailler pour gérer leurs dépenses parce que ñaanuñu kenn mais juste ce qu'on veut mooy liggéey pour gérer suñuy dépenses. ñii di yëngatu si wàllu caada te fii si biir département bu Dagana ñi ngi sàkku si nguur gi mu ubbi salle de spectacle yi ubbi boo xam ne dañu koy amal si ñu respecté lii di mesure barrières yi ndaxte ñi ngi xam le ne lu jege atu yàlla ngi ñoom ñi la amuñu benn activité. édition bu njëkk bu CPK di semaine panafricaine bu critique d'art fas yéene nañ ko amal fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars wi di ñëw ca Ouagadougou ci réewum Burkina Faso ñu jàppoon ko ci weeru sulet wala weesu dana ko dàqoon di la ko waral di mbas mi lu ëpp nag ñaar fukki critique d'art fekk baax ci déndu Afrique jóge ci réew yu demee ni Sénégal Bénin Côte d'Ivoire Mali Togo ak Burkina Faso googu ñoo ngi leen fay xaar jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf commission ad hoc ba ñu sampal Ousmane Sonko ci assemblée nationale yëf ya jaxasoo na ba fa jaxasoo yam Walf Quotidien moo ko bind li indi jaxasoo gi moo di tey jii ci la ñu war a amal session bu commission ad hoc bi waaye benn moo di Ousmane Sonko ma ñu woolu nee na demul ñaareel ba moo di député Cheikh Bamba Dièye ma teewaloon non inscrit ci commission ba bàyyi na député Moustapha Guirassy mi bokk ci député yi war a teewal ku jëkk politique gi ca commission ba moom it bàyyi na ci gàttal ñoom ñaari député yi di Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy bokkatuñu ca commission ad hoc ba docteur Bara Amar nañu ci yéenekaay bi loolee nag moo nar a yàq yëf yi docteur Bara Amar ab enseignant la chercheur la ca faculté sciences juridiques ak politique ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xamal na waawal fu quotidien ne article 34 bu règlement intérieur bu assemblée nationale dane lu mel nii su amee groupe parlementaire ci assemblée nationale ñoo war a dajee tànn ñi war a wuutu ñi bàyyi te loolee bu ñu ko bëggee def session bu commission ad hoc bi moom du mën a nekk tey Vox Populi moom it mi ngi ñuy xamal ne Moustapha Guirassy ak Cheikh Bamba Dièye wan nañu gannaaw commission ad hoc ba ñu samp ci assemblée nationale ngir ñu war a lijjanti lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko journal bi yamu ci ne teg na ci di ñu wax ana lan moo tax ñaari député yooyu démissionné kàddu yi journal bi xëy teg ci xëtam mu njëkk mi ngi ko nangoo ci kenn ci ñaari député yi nee nañu comme gaañ ñi dañoo nekk ci tànki defi giraawaal yi moo tax ñu démissionné ngir yombalal leen li ñu bëgg honorable député Abdou Mbow di tontu ak leeral ci xët mu njëkk Vox Populi nee na député yooyu démissionné ci commission ad hoc bi mënutatee ñu continuer liggéey bi ndax dugguleet lu ne mel di am amoon na fi keroog ba ñuy wote lever immunité parlementaire bu Khalifa Ababacar Sall député maître Madické Niang dafa démissionné woon te terewul commission ba defub liggéeyam député Abdou Mbow ne député yi ci opposition bi li ñuy def
yëpp jubluwuñ ci dara lu dul bëgg a tuur askan wi lëndëm ak di sos di dajale. Cheikh Bamba Dièye ni ñu ci biir l'Observateur moom vraiment gisul solos nekk ci commission boo xam ne mënoo caa def mënoo caa dindi. beneenub député di député Aïda Mbodj l'Observateur ne nañu démb wax na lu rëy ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média ne ba muy wax ba yegg ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom député Aïda Mbodj ca la waxee ne gis nañu ab message maanaam SMS buy wane ne yëf yi complot la bu ñu def jëmee ko ci Ousmane Sonko ndax message bi dafa am kuñ ko bëggoon a yónnee juum envoyé ko kenn ci avocat Ousmane Sonko yi la nekk ca SMS ba Aïda Mbodj nañu moo di dañ caa bind DSK dana daj dëgg bu ñu ko tëj nag ndax kon dëkk bi day tàkk. maître Abdou Dialy Kane di avocat bu Adji Sarr ne ci xët mu njëkk Les Échos ñun suñuy wax du ci bari xel mu dal lañu ci àndal ndax ñoo ngeeg suñuy preuve yoo xam ne dara du ko teggi. beneen xibaar bu xëy tege ci xët mu njëkk Les Échos moo di Ousmane Sonko ak waa këram ak li leen di xaar ci semaine bii ñu jëm yéenekaay bi nee nañu lu nar a compliqué la ci ñoom. journal bi gis ne muy Ousmane Sonko di Patricia Marème Ngaldou ba ci Birame Souleye Diop fii la seenu ëllëg di leere te it ci lu yàggatul dara danañu wote plénière ci assemblée nationale ngir dindi immunité parlementaire bu Ousmane Sonko. gaayam yi mu di Birame Souleye Diop ak jabaram Patricia ba ci Abbas Fall Les Échos gis na ne jege nañu lool kaso ba. université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jege na lool toolu xare lii quotidien moo ko bind ba tegal ñu ci ne daara ju kawe joojee ñuy sàkkoo xam-xam léegi tey mu soppali ko doon ab champ de guerre. la xew foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mi ngi ci xët mu njëkk l'Observateur. démb ci dimanche ji lañu journal bi nañu ay agent yuy liggéeyee ci COUD toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn dañoo jekk-jekk rek dugg ci chambre étudiants yi doon def contrôle waaye lañu fa gis na la ko yàlla nëbb ay ngànnaay yu dul jeex lañu fa gis ñoo nga leen fekk ci suufu lali étudiants yi ay jaas yi ay paaka ba ci mbolde yu dul jeex lépp nga fa woon. Sadio Ndiaye mi jiite département sécurité bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di ñuy wax ci biir l'Observateur ni mbir yi demee dem na it ba dañu xamal ne ba ñuy perquisitionné ba dugg ci pavillon F ak pavillon B jot nañu fa jàppanteeki étudiants yu doon bañ ko fouiller seeni sàmbar. balay 2022 bépp doomu Sénégal bu bëgg a ñàkku ngir aaru ci coronavirus bi dinañu la ñàkk. ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko wax ci xët mu njëkk Soleil national. journal bi bindal ni ñu ne président Macky Sall dina bokk ci ñiy njëkk a ñàkku ngir wane yoon wi. source wa nañu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moom it suba ci talaata ji la fas yéene ñàkku ngir dindi tifaaxan rumeur yi ñuy wax ci vaccin yi bu ko defee askan wi yépp xam ne loraange amu ci musiba amu ci kaawteef amu ci kaawteef ca Kenya ba ga ca Bakel. ubbi l'Observateur lu doy waartee lëj reelu tey yéeme moo fa xew mu di benn xale bu góor bu toll ci fukkeet ak juróom-ñaar moo fa doon doxaan jabaru jàmbur bàyyi ba ñëpp génn ci kër gi wéet mu ñëw ci kër gi dugg ci nekk xale bu jigéen bi gis ku tëdd ci kaw lal bi sàng waa ji yaakaar ne xale bu jigéen bi la tax moom it mu yéeg ci lal bi dugg ci mbàjj mi sàngoondoo ak moom bi mu tàmbalee dawal loxom di ko ray ci la seetloo ne du xale bu jigéen bi waaye jëkkëri xale bu jigéen bi la coow laak fu mu mujj mi ngi ci page 2 bu l'Observateur. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye Mouhamed am nga waree fu wax nit ñi fu histoire bi mujj jërë ngeen jëf xibaar yi la woon ak RFM yëkkateem déet immunité bu député honorable Ousmane Sonko commission ad hoc bi ci sëgg tey ji lay tàmbali liggéeyam ci assemblée nationale waaye it ku mel ni Cheikh Bamba Dièye du ca teew bokkoon naam ca boobu commission Moustapha Guirassy na ko noonu honorable député waaye it danoo daal di gis ne daal nanu tërale yëf ya jaarul ci yoon ci seen gis-gis fàttali ne nday mbir liggéeyit xamle na ne du fa teew gaa jëlul sax nanguwul ci loxoy gendarme bi convocation ba nu ko indiloon ci dëkkuwaayam ci Ndakaaru ñekkee gi ñeel jàngoroy coronavirus tàmbali gi ëllëg ci talaata ji incha allah lay doon altine tey ji nag la ñuy taxawal lii di comité maanaam mbootaay gi yittewoo lépp luy contrôle ak may gët gi campagne bi tàmbali talaata vaccin yi moom ñu ngi wéyal ceddale mi ñeel diwaani Sénégal waa Diourbel jot nañu biik Fatick ga ngay xaar tey ci altine ji ginnaaw ba ñu mel ni Matam ak Thiès jotee ak Ndakaaru bien sûr ñu ngi leen di gërëm mbokk yi ci kanam tuuti ñu àndaat ak yéen ci lu gën a yaatu ci wàllu